diine jooju nag mënoo wax ne at sàngam la dugg ci réew mi mais mun nañu wax ne daal ñaari bunt jaare na ko ñëw ci réew mi. bunt bi mooy li jaar walla dex dem Mauritanie dem Maroc dem Algérie boole ñoog Afrique du Nord, loolu benn yoon la, benn bunt la. beneen bunt bi mooy li nga xam ne moo jóge fële ci yoon bi nga xam ne mooy yoonu alors Tamba jaar côté yooyu dem ba suñu digg ak Mali génn dem alors ba boole ñoog lac Tchad boole ñoog Égypte boole ñoog Soudan, ñooñu boole ñoog yeneen dëkk yi nga xam ne siful jazira bi. alors loolu aussi aw yoon la, benn bu ci ne am na lu fa jóge dugg ci réew mi. tàmbaliwaay bi mënuloo wax kañ la, mais li gën a fés daal ba 1040 alors mën nañu wax ne commencé na di fés ni am na diine ju tudd lislaam, am ñu ko gëm di ko manifester di ko dund. Boroom dayo warjaa bi nga xam ne moom lañ ciy gën a tudd parce que responsabilité moo yeggoon foofu ak siyuteem mu dugg ci diine ju mel noonu. alors période boobu la ñuy wax ne diine ji commencé na di implanté wu ci réew mi. particularité bi moo di ci jàngale ak ci tas xabaaru bu yiw ak ci wane melokaan wu baax ba nit ñi di wax ne melokaan wi fu ko diwu jële. loolu mooy li tas diine ji ci gox bi. même bu fekkee ne am na ci ay jamono xëccoo am, mais xëccoo boobu dëgg-dëgg du sababu tës diine moo koy waral, mais ay jote la yoo xam ne yi ci diggante ay communauté diggante ñu bokkul gis-gisu àdduna ak yooyu la gën a doon que xëccoo ngir tas diine. dinaa tudd étape yi nga xam ne moo ma intéressé ci waxtaan bi, muy étape yi nga xam ne tasug lislaam ci réew mi ci la jaar. après ma andi benn conclusion. étape bu njëkk bi mooy door ba nga xam ne ay nit ñoo koy tas, amagul kuréel, ay bennet. ñii mën nañu nekk waa réew mi, ñi ci gën a bari duñu waa réew mi. mën nañ jóge Mauritanie, mën nañ jóge Tombouctou, mën nañ jóge sax fu gën a sori foofu bu la neexee ci Mourabitoun yi ci Maroc ak li ci aju. tas diine sax xëy na mën na am du mooy li leen taxoon a jóg. mën na am dañu fi ñëwoon di commerce, mën na am dañu fi ñëwoon di gëstu tolluwaayu àdduna. mais jullit fu mu dem buy dund diineem daf ciy bokk mission diine jooju mu fexe bëggal ko ñi nga xam ne ñoom lay tase. donc du ñoo xam ne ñi loolu mooy solo mu andi moo leen andi woon ci réew mi, mais mën na am yeneen yu ñu fi doon dox. de toutes les façons commencé nañu ci dox boobu ñuy wanewaale l'islam di ko jàngale ba waa réew mi bëgg ko ñoom itam ànd ci di ko tas. commencé di jàng diine, ay boroom xam-xam di génn. étape bu ñaareel bi mën nga wax ne mooy étape bi ci ëpp solo, moo tàmbali ci 14e siècle bi ba ci 16e siècle. nga xam ne léegi am na mbooloo yu yaatu yu dugg ci lislaam
ay jàngu lislaam yu mag, ay école yu nuy jànge lislaam, ay daara yu mag taxaw ci réew mi. Structure daara yooyu ñoo yoroon mission wu tas lislaam, dugal ko ci réew mi, yaatal ko ci. mën nga ci tuddee daara ji nekkoon Pire ak Ali Amar Fall, am na yu ko jiitu. mën nga ci tudd daara yi nekkoon Kokki ak Mokhtar Ndumbe Diop, même bu fekkee am na daara yu ko jiitu. mën nga ci tudd daara yi nekk Mbakol, mën nga ci tudd daara yi nekk ci Loñ ci Fuuta ak daara yi mel ni ñoom, nga xam ne structure bagaan yi nga xam ne moo yenu diine, ay sëriñ lañu yoo xam ne dañu jàng lislaam, xam ko, di ko jàngale, di ko tas ci réew mi. daara yooyu jàpp naa ne daara Pire bokk na ci ñi gën a jouer rôle bu rëy ci kilifa yi mu jàngal, mais ci jeexital impact bi mu am ci nekkinu waa réew mi ak seen orientation, même soppi sax seen doxalinu àdduna ci yenn gox yi. donc loolu bu ko waxtu bi may woon, bu ñu bëggoon a jàng li xew ci Fuuta gi ci gannaaw sa gi, ci imaamiya yi nga xam ne ñoo fa taxaw à partir de 1773 ak li xew ci Bundu ak El Hadji Malick Sy bu mag ba, du El Hadji Malick Sy bii boobu ñëwagul, lu ko jiitu booba li xew foofu lépp mën nga wax ne ñu ko doxal mooy ñu génne ci Pire. moo tax tubaab bi gis nga ba mu ñëwee aussi bokk na ci structure yi mu njëkk éliminer, bokk na ci Pire. du defu ko noonu rek parce que gis na ni liy dox ci réew mi genn wàll gi te bokkul ak mu ñoom gisuñu àdduna, genn wàll gi foofu lañ jëlee loolu. donc loolu mooy étape bu ñaareel bi, mooy étape boo xam ne bii l'islam bi li koy animé ay daara la yoo xam ne nit ñi dañu fay jàngi, ab sëriñ ne fa di sëriñ daara di jàngale, di yar, di implanter ay nit ci ay gox, ñuy multiplier modèle bi, di ko yaatal. waaw nga xam ne ñaari jubluwaay moo am, mooy fexe ba yaatal l'islam bi ci masse bi, fexe ba tabaxal ko élite boo xam ne bii dana ko mën a doxal, c'est-à-dire jàng ñoo xam ne ay boroom xam-xam yu mag a mag lañu. fexe aussi ba libérer espace yi nga xam ni leneen lañ fa doon def, ñu di fa def l'islam. loolu am na fu mu réussir bu baax ci Fuuta ak ci Bundu, mais am na foo xam ne fii boo ñëwee ci digg Sénégal réussite boobu mën nga wax ne amul, même bu fekkee ne l'islam bi yaatu na, mais structure yu démb yi fi newoon ñoo continuer ëmb nit ñi, même bu fekkee ne greffé nañu ci biir affaire l'islam. c'est-à-dire boo demee fu mel ni Fuuta, à partir bi imamiya bi taxawee, structure traditionnelle bi dafa disparaître. boo ñëwee Bundu, structure traditionnelle bi dafa disparaître. mais boo ñëwee fii ci digg réew mi structure bi moo ngi fi, même bu fekkee ne jéem na islamiser boppam. loolu mooy li xew ci Kajoor ak Bawol ak Jolof, à peu près une partie, nga xam ne buur bi dafay nekk buuru aada bi toujours, mais am sëriñ bu fi ne mu tudde ko xaadi wala mu tudde ko leneen. li gën a xóot sax mooy dañu dem sax ba affaire yu duggante bu xóot yi am na yu bari yoo xam ne yi xëy na waxtaan bi du ko maye, mais bu ko waxtaan bi maye woon dañuy gis ne alors yi xew ci forme l'islam bu mujj bi yëpp greffage boobu moo ko andi, nga xam ne tradition bi ak l'islam bi moom la ñu boole, moo xam jàpp na moo xam
moo xam jàppul même li gën a xóot sax mooy daanaka mën nga wax ne famille yi ñoo duggante waat après booy seet famille Serigne Seck famille la fi newoon mujj gi ñoo duggante waat donc loolu itam di étape bu am solo ci tolluwaayu réew mi. ñaareelu étape bi bu la neexee walla ñetteel bi mooy bi ñu commencé yegg nag ci l'islam bi walla kuréelu l'islam yi yilif ay gox di ko doxal nga xam ne ñi koy doxal mooy sëriñ daara yi nga xam ne ñoo jàng ci daara yi seen programme base bi nga xam ne moo ko orienté ci l'islam bi la jóge hein finalité ba aussi même bu fekkee ne tabax civilisation mooy finalité bi mooy finalité diine yëpp alors civilisation boobu gisin ba ak orientation ba ci l'islam lay tàmbali loolu moo tàmbali ci 1776 ak Thierno Souleymane Baal ci Fuuta à peu près quelques années El Hadji Malick Sy ci Bundu jéem nañu ko doxal sax ci Kajoor ak Bawol réussirul ak révolution sëriñ si foofu ñu toxu ñenn ñi toxu ci ñoom ñëw Ndakaaru implanté wu fii créé fi benn modèle boo xam ne bi fekkoon nañ fi modèle mais ñu greffé fi modèlu sëriñ mu mujj sax nekk à peu près kilifa Ndakaaru te nekkul woon kilifa Ndakaaru sëñ Ndakaaru bi ngay dégg ci Ndakaaru traditionnel bi jaraaf mooy kilifa Ndakaaru ci traditionnel ba bu yàgg ba bi nga xamee ne duggante googu amul bi duggante googu amee alors modèle bële nga xam ne kilifteef gi nitu diine la fii modèle bi kilifteef gi ñu ngi conserver base sociale bi fi ne woon toujours kilifteef gi mais kilifteef gi alors ñu jox ko symbole bi nga xam ne mooy symbole diine bi mooy sëriñ Ndakaaru bi nga xam ne ab sëriñ la woon léegi la nekk rek kuy sol manto di dem mais sëriñ la woon boo xam ne bi dafa jàng diine di ko jàngale di def mission yi nga xam ne moom la sëriñ si di def ci benn structure sociale boo xam ne dafa am particularité avec le temps nag ci la mujj nekk affaire bu ñuy donnante noonu rek moo xam am nga profil bi walla amuloo profil